asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu leen di nuyu bu baax a baax te itam di jéggalu ci li nga xam ne moom moo di yéex door gi xibaar yi ñu tàmbale ko ak sénégalais wu njëkk wi nga xam ne nag daal nay jël raw gàddu gi mu ñeel prix bu Goncourt moom Mouhamed Bougar Sarr lay wuyoo moom moomee nag xaatim li nga xam ne moom moo di la plus secrète mémoire des hommes ni ki tey ji mel nag ràññeeku na lool ci li nga xam ne moom moo di àdduna wërngal këpp daañu amal aw taxaw seetlu ci li nga xam ne moom moo di jaar-jaaram boobu ak léegi fi mu yegg si ak itam lan moom mooy secret moom Mouhamadou Bougar Sarr dalal itam ki nga xam ne moom moo di Racine Senghor xam ngeen ne moom mooy PCA bu musée bu civilisation daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo mu mel nag ki nga xam ne moom moo di El Hadji Kassé li mu xamle moom moo di prix wi nga xam ne Mouhamed Bougar Sarr daal dina koy jël dina mën a tax mu gën a ñoŋ daañu àddu ci lu ñeel langue ko politique bi fii ci réew bu Sénégal mu ñeel njongonteeg gox-goxaan yi xam ngeen ne ci weeru janvier atum 2022 la ñu ko nam amal ni ki tey ji ci guddi bu minuit jotee la ñuy dakkal li nga xam ne nag moom moo di inscription yi ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu liste yi leneen itam mu ñeel ki nga xam ne nag moom moo nam jiite li nga xam ne moom moo di mairie bu Ndakaaru ñu samp seen ndënd bari na lim bi itam ñàkkul ne daañ ci nemmeeku yenn ci yoo xamante ni ay jëfi politique la mooy itam li nga xam ne moom moo di seen ay jaar-jaar ñoom ku ci nekk daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo toftal ci li nga xam ne nag moom moo di tàggat yaram buñ ci noppee li yéeni kaay yi xëy fësal ni ki tey léegi mbokk yi ma dikk ñu faram fàcce littérature amati ndam fii ci réew bu Sénégal mu mel ni nag ki nga xam ne moom moo nekk sénégalais bu njëkk wi jël raw gàddu gi ci li nga xam ne moom moo di prix bu Goncourt moom moomee nag Mouhamed Bougar Sarr lay wuyoo ni ki tey jilee turam ràññeeku lool ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi ak yeneen yi ni xeetoo daanaka ci àddina wërngël këpp fa mu jaar booba ak léegi nga xam ne daal nay door li nga xam ne nag moom moo di jàngam fii ci réew bu Sénégal fa mu dem itam fa nga xam ne moom moo di diwaan bu France ñu dikk ci ak ki nga xam ne moom moo di Ibou Diouf. Mouhamed Bougar Sarr xëy na xaarandi lu woon li ni mel bi muy bind téereem bi mu duppee la plus secrète mémoire des hommes te loolu édition Philippe Rey publié ko doomu Sénégal bi nag am na ndam ci jongante bi mu daan amal. Très heureux finalement. kontaan naa trop ndax dama jàpp ne ab yëg-yëg la gis naa ne rek amul benn bindkat boo xamante ne da koy def ngir am ay prix wala sax ñu sélectionné la ci concours yi mais su ñëwee tamit dañ ci war a gis ne rek ab xeetu reconnaissance la maanaam ñi nga bokkal liggéey bi di rafetlu li ngay doxale. Reconnaissance et d'encouragement. romancier bi nag jéem a fësal rek gis-gisam gannaaw ndam bi nga xamante ne am na ko nee na moom li ko gën a yitteel mooy lu jëmale kanam li de littérature. C'est vrai que là c'est une année particulière. dëgg la atum ren ji moom yëf yi dafa xaw a tar tuuti ci jamono ji nag dina ma jox yeneen rëq-rëq ci ni ma doon doxalee ndax li nga xamante ne ci lay faral di gën a nekk muy bind te jamono ji pour ma retiré wu pour mën a liggéey lu jafe la. Me retirer écrire. Mouhamed Bougar Sarr doomu Sénégal bi ñu xam ko ci àdduna wërngël këpp ndax liggéey bu rafet bi mu amal bu weesoo nag prix Goncourt bi am na yeneen yu koy xaarandi. Je n'ai pas encore la réponse. amaguma réponse bi et saa su nekk ab laaj la bu may fàttaliku lan mooy diggante bind ak dund wala sax fiction ak li nga xamante ne lu am la ci wàllu roman ay question la yoo xamante ne saa su nekk dañu koy yëkkati dina indi ku ci nekk ak sa gis-gis gis naa ne boobu la taxawaay mën na la may tamit nga génne loo xam ne neex na ñu bëri. Je pense que tout le monde écrit aussi avec ses lectures. man dama jàpp ne ñun ñëpp dañuy bind gannaaw suñu jaar-jaar suñu yëg-yëg ak téere yi nga xamante ne jot nañ ko liir. awma sax prétention def lu kenn deful loolu yaakaar naa moom mu mag fuuf. mu ne nag lu aju ci distinction wala raaya yi Bougar Sarr nee na mosu ci xam lu bëri moom da doon def liggéeyam ak pas-pas doon def tamit li nga xamante ne te que neex lool bokk ci liy gën a naatal xolam di littérature.
jërëjëf Ibou Diouf mu mel ni ak ki nga xam ne nag moom moo di waajuru Mohamed Mbougar Sarr mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di bu mu jokkoo bi ginnaaw itam doomam bu mu jëlee lu ni mel yëg-yëg bi nga xam ne am na ko bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Sarr. maa ngi lay fay sëñ bi. tey lan la ñu mën a jàpp ci ndam li nga xam ne doomu réew bu Sénégal daanaka am na ko duñu ne sa doom waaye te jamono yi nekk nag réew bu Sénégal lay taxawal. ndam li day ku nekk képp kuy sénégalais képp kuy africain képp kuy nit ku ñuul képp kuy nit kese ci àdduna bi mën nga jàpp ne sa ndam la mën nga jàpp ne sa doom la xanaa di ci sant yàlla. sant waajur yi sant fu ñu maam yi fi mu tàmbalee ba fu mu àgg ci yàlla bi mi bind lépp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci nga xam ne tey seen doom la ñoom ñëpp te ñaan yàlla aar ko te def mu jëriñ ko moom ci boppam jëriñ ay mbokkam jëriñ Sénégal jëriñ Afrique jëriñ bépp nit ku ñuul jëriñ bépp nit ndax adduna bi yépp ñun ñëpp bokk benn lañu. benn lañu lu ni mel ndax xaaroon nga ko ci ki nga xam ne moom moo di Mohamed. résultat bi nag résultat final bi yàlla mooy maye lépp waaye nag jàpp nañ le dara jomb ko ndax dafa di xale boo xam ne yàlla moo ko defaral boppam waaye it dañu ne yàlla bay sa tool. dafa mos a gëm lu muy def di ci góorgóorlu te ndax xam nga ne temps bi muy def terminal nekk meilleur élève des classes de terminale ci Sénégal boo gëstoo concours général di nga xam ne ku gagné meilleur élève ci condition yi mu ko gagné bariwul maanaam am 2 premiers prix et un 2e prix te bi mu jógee foofu dem France bàyyiwul dafa continuer di njàng bu metti di liggéey bu metti gëm lu muy def yaakaar ne loolu mën na ko jëriñ ëllëg jëriñ ñëpp kon nag loolu ci li ñu xam ci moom yàlla mooy maye final waaye yaakaaroon nañ ne war na ko mën a am bu duloon bi yoon it jàppoon nañ ne war na ko mën a am beneen yoon. déjà mu àggee ci final bi ñu nekkaat ñeent lañ jàpp ne dafa mel ni àgg na ba noppi yàlla moo mottal lii ndamu ñëpp la. yow nga yar ko digganteem ak li nga xam ne moom moo di xaatim téere nan la demee lu mu doon foowee la bi mu nekkee ndaw ba suñu jon yàllaay tey wala nan la mbir mi dikkee ki nga xam ne moom moo di sa doom ji. moom nag xam nga bi ma nekkee école école privée Diourbel daan nañ ko aboneel ci ay journaux xale yooyu yu bëri mu di ko lire ba am na suñu benn mbokk sax dafa mës a ñëw ne ma. gis nga xale bi lii ngeen koy jëndal nii boo otul littéraire lay nekk de ma nekk mais bu doonee littéraire profil am la parce que boo xoolee suñu famille en général profil bi yëpp littéraire la bu la yàlla baaxee nag intelligence mën nga def presque domaine bu ne gis nga Mbougar mii ngay gis mënoon na def médecine bi ma def réussir ko mais nag naka jëkk dafa mës a bëgg loolu bi mu demee it Prytanée militaire amoon na temps moo yoroon seen journal boobu ñuy wax vet di ci bind di ci dox ay jéego mu jaral ko bu mu fa jógee it ci mbind moomu rek la nekk yàlla foofu la ko orienté mu jàpp ko mu dëgër añ baa ngi nii tey dañu ne liggéeyu ndey añu doom ndax yaayam it déggu nañ ko waaye na ngeen xam ne c'est elle qui est derrière tout ça. d'accord monsieur Sarr fan nga nekk nii jamono yi ak bi ngeen yëgee nouvelle bu nu mel ñu dëkkee ci gox boobee nan lañu ko accueillir. léegi nag xam nga ne Mbougar moom depuis bi mu tàmbalee génne ay roman yu njëkk ya nit ñi tàmbale di ko xam ndànk-ndànk defe naa ne bépp sénégalais wala ñu ci bëri boog xam nañ ko. fii dëkk bi léeg-léeg ngay dox bay nee la waaye dégg naa mbir mi yal na ko yàlla mottaleeg jàmm kon nag yaakaar naa ne tey jii léeg-léeg sax nit wooñu ko xam ne xamuñu ko wala gëj nañ ko dégg xamuñu woon ne sax mu ngi suivre Mbougar ndikete yow mu ngi ci kon nag tey jii ndamu ñëpp la ñëpp a ciy waxtaan depuis un mois bi weesu
yaakaar naa ne bés bu ne nit wooñu loolu moo wane ne daal nit ñi def nañ ko seen yëfu bopp xam nañ ne soom doom la doomu adduna bi yépp la. doomu réew bu Sénégal wu sigil àdduna bi yëpp ñu di ko ñaanal yàlla mu yeggale ak li nga xam ne moom moo di sagoom jërëjëf monsieur Sarr. jërë ngeen jëf yéen itam. jërëjëf prix mu ni mel yàlla na ko muurloo moom Mbougar Sarr ñu woyal ba tey xibaar yi ak itam keneen koo xamante ni daal nay addu ci boobule prix di El Hadji Kassé moom nekk ministre conseiller en charge de la culture moom moome itam la mu xamle moom moo di prix wile nga xam ne nag doomu réew bu Sénégal bii la daal dina ko gagné dina mën a tax mu gën koo ñoŋal ñu teewlu ay kàddoom ginnaaw bi mu nekkee ganuk info du matin. Moi, je suis très fier, d'autant plus que Mbougar, c'est un petit frère, c'est un ami, mais qui a un talent extraordinaire. C'est-à-dire Mbougar est en train de révolutionner les lettres sénégalaises. Mbougar dafa ñëw indi beneen style plus intimiste, engagement personnel, n'est-ce pas? Ensuite aussi ay construction la indi, parce que ci biir roman bi dafa bari ay roman. Il y a le roman de Elimane. Il y a le roman du narrateur, il y a le roman de Siga, il y a le roman des gens de la maison d'édition qui avaient édité Elimane, et maison d'édition qui a finalement fermé parce que dañu accusé Elimane de plagiat, ils ont payé beaucoup de droits, ils ont fermé. Il y a également le roman de la quête. Parce que boo lire roman bi da ngay foog ne le Elimane est en train de chercher son père qui était allé en guerre. Mais Elimane était plutôt à la recherche de celui qui a tué son éditeur qui est un juif, mais c'était justement lors de la Deuxième Guerre. Mais donc c'est un roman extraordinaire. Marcel, il y a beaucoup de critiques qui ont dit que Mbougar peut sauver le Goncourt. Parce qu'il y a eu des années, on a donné le Goncourt à des gens, mais c'est des romans, c'est banal. C'est banal. Mais là, c'est un roman très profond qui apporte de la fraîcheur. Et tout ce que je souhaite, c'est que les dieux de la littérature donnent beaucoup de chance à notre jeune frère Mbougar. Marcel. lu ni mel la daal di xaatim di dippee ko la plus secrète mémoire des hommes moom moo tax mu daal di jël raaye boobee waxoon naa leen ne ci la jotaayu xibaar daañu dalal ki nga xam ne moom moo di El Hadji Kassé xam ngeen ne wala bokk El Hadji Kassé lañ doon teewlu léegi keneen ku ñuy dalal itam di PCA bu li nga xam ne moom moo di musée wu civilisation ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. maa ngi leen di nuyu waaleykum salaam. ñun ñëpp di leen delloo tam seen wàccuwaay. mu mel ni mbir mi ñoom ñoo ko gisandoo mu xëy daal di nekk mbégte ci képp koo xamante ni da nga doon doomu réew bu Sénégal bi nga ko yëgee lan la def. waaw Mbougar Sarr dafa nekk ni ko El Hadji Kassé waxee léegi. bindkat bu mag. xaleel la waaye bindkat bu mag la. am na weer Grand Prix yëpp. yu nekk France muy Renaudot di Goncourt di Médicis. Grand Prix yi nga xam ne si la ñuy ràññee bindkat yi gën a ràññeeku. ñoom ñëpp Mbougar Sarr bokk na ci seen liste. bi nga xam ne yaakaar na ni dina mën a gagné. maanaam prix bi plébiscité. voilà ñëpp daal bëggoon na prix yëpp war nañu si def plébiscité. boobu ñu koy wax ci tubaab. kon ñun mu nekk suñu mbër. suñu mën a jël affaire mbiru làmb. ñun moom la ñu ngemb. Sénégal ak Afrique yëpp moom la ñu ngemb. ndaxte dafa nekk mbër mu mën a bëri ci wàllu littérature. bi ñu déggee nouvelle bi tey ci suba. évidemment ñëpp ci kontaan. muy ñi nga xam ne toppatoo affaire littérature. muy ñi nga xam ne dañu nekk sénégalais simplement. muy africains yi. ñoom ñëpp dëgg-dëgg dañ ci kontaan. ndaxte Mbougar mérité na ko. Mbougar mérité na ko mais kan mooy Mbougar bu ñu la ko doon laaj lan ngay tontu. alors Mbougar Sarr papa ji wax na ko léegi mais peut-être que papa ji bu koy wax dañuy yaakaar ne peut-être parce que doomam la. da ko jur moo tax. waaw mais Mbougar c'est génie la. li ñuy wax ci tubaab un génie. dafa yàlla daf ko may. mu am xam-xam bu yaatu. mën a bind. te li tax mu mën a bind. dafa nekk koo xam ne dafa jàng lu bare parce que dañuy wax ci tubaab ne pour nga mën a nekk un bon écrivain il faut être un bon lecteur. koo xam ne du lire mën na am du mën a nekk bindkat
dëgg-dëgg Mbougar nag li nga xam ne moo ko caractérisé dëgg mooy dafa liir lu bare dafa liir lu bare ba pare nag liiru ko yem ci daf leen li ñuy wax ci tubaab étudier daf leen jàng bi nga xam ne daf ci am point de vue daf ci am xalaat loolu moo tax mu mën a ber daara et donc c'est un garçon extrêmement brillant wax nañ ko léegi li mu am ci concours général man bi muy am gagné concours général man maa nekk directeur enseignement secondaire nekk critique littéraire j'ai lu tout ce qu'il a écrit Mbougar boo koy lire da ngay gis loo xam ne da ngay yaakaar ne kii ku am 50 ans 60 ans moo ko bind ndax expérience bi nekk ci biir. alors qu'il est né en 1990. il a 28 ans voilà. exactement il a 30 ans à peu près. il a 30 ans. donc c'est quelqu'un qui est loolu mooy caractéristique. dafa nangoo gëstu te li muy gëstu daf koy jàpp. ci wàll yëpp. loolu nag moo indi bi mu commencé bind bi léegi. lépp lu mu bind rek am na ci ndam. bi mu njëkk a bind benn nouvelle la tudd La Cave mu am prix. mu jógee fa bind Terre Sainte. boobu am prix. ak silence. le silence comment on appelle. du cœur. le silence du cœur. boobu aussi am ndam. mu bind De purs hommes. De purs hommes bon boobu gars yi reconnaît nañ ko aussi parmi les œuvres mais bon on n'en parle pas beaucoup. waxuñ ci lu bari. léegi nag mu ñëw ci la plus secrète mémoire des hommes. bokkul ak étonnant des voyageurs. non étonnant voyageurs festival la. festival la boo xam ni. écrivain ñoo koy def mu koy def d'un pays à un autre. étonnant voyageur dafa primé Mbougar Sarr. dafa primé bokk na également ci. Kourouma aussi primé prix Kourouma primé na Mbougar Sarr. et cetera bari na ay prix. livre yëpp am na prix. yëpp am na yàgg nañ di ko topp moom ki nga xam ne moom moo di Mohamed Mbougar Sarr ci prix yi nga xam ne nag mi ngi koy am waaye ñu taxaw ci prix yi nga xam ne nag moom moo def li nga xam ne moom moo di mbégte ci àdduna wërngal këpp Goncourt ñu ñëwaat ci un peu ngir ñenn ci xam ko. waaw prix Goncourt dafa nekk prix bi gën a ràññeeku à part prix Nobel. bu ñuy prix Nobel de littérature. beneen prix bi nga xam ne écrivains yi bëgg nañu ko gagné. mooy prix Goncourt. Afrique nag bareewu fi ñu ko fi gagné. ki ko jëkk a gagné Afrique. Guadeloupéen la nekkoon administrateur des colonies. tudd René Maran mu bind livre bi 1921. muy Batouala René Maran. à part ça amatul keneen. mais ci réew mi fii. Sénégal bi moom moo fi jiitu Afrique bi moom moo fi jiitu. Mbougar Sarr moo ko jëkk am. mu nekk ak ab livre boo xamante ni mi ngi am ci lu tolloog 458 pages moom Mohamed daal di koy xaatim prix bi nu mel lan la mën a coppi ci li nga xam ne moom moo di carrière wu ki nga xam ne moom moo di Mbougar. waaw déjà nekkoon na ko xam ne xam nañu ko. léegi nag dañ ko ràññee prix bi day tax ñu gën ko ràññee. bu ñu la ràññee ci littérature. prix bi du fay xaalis bu bare c'est franc symbolique lañ lay fay. mais di nga jaay des centaines de milliers d'exemplaires. xaalis bi mu ngi jógee ci li ngay jaay. ci livre bi waaw ci livre bi. parce que ñu bëri tey daañu ko wutali. ñëpp dañ ko jënd tey. tey fan yii jëm nii. dootul am fenn. te ku bind ki ko édité dina ko édité en des centaines de milliers d'exemplaires. yëpp dina jar loolu la prix bi noonu la prix Goncourt loolu la. donte maison d'édition bi bokkul ci maison d'édition yi nga xam dañ leen dégg ci àdduna wërngal këpp daanaka. waaw du ci gën a yaatu yi mais Philippe Ray mu ngi def lu am solo. mu ngi def lu am solo ci littérature. mais li ma ci bëgg a yokk nag mooy du maison d'édition bu France rek. dafa bokk téere bi ak benn maison d'édition sénégalaise. bu tudd Jimsaan. Jimsaan. ñoom Felwine Sarr ak Nafissatou ñoo ko créé. ñoom ñaar ñoo bokk def livre bii nii. kon ndamu édition française la mais ndamu édition sénégalaise la tamit. auteur sénégalais gagné ko loolu war nañu see ñun ñëpp vraiment am mbégte. bokk nga ci ñi mu jox livre bi. waaw livre bi moom bi mu génnee Mbougar c'est presque mon fils. J'ai lu et écrit sur bind naa ci livre am yëpp. critique littéraire la boo xam ne bind naa ci livre yi. day faral di bind di la jox ngay xool. non bu paree mu jox ma bii dafa génn rek mu yónnee ma ko. dédicacé ma ko tamit. avant même mu déposé ko ci concours bi. ci première page bi. dédicace mën nga ko lire en même temps mbokku téléspectateurs yi donc gis ko. wala déglu ko bopp. bon lii la bind mon cher Racine au FAPES mon père. FAPES séeréer la séeréer. je suis heureux de t'adresser la plus secrète mémoire des hommes. qui est. mais tu le sais mieux que quiconque toi qui la connaît qui est la littérature. j'espère que ceci te plaira. Ça il me l'a envoyé
il y a un mois et demi. Juste quand le livre bi mu génnee. un mois et demi. Donc bon dañuy ànd. bu ñu ko doon tënk. waaw daf ma jox ni livre bi moo koy may kontaan na ci jox may ma livre bi. bi soog a génn. te livre bi mu tudd la plus secrète mémoire des hommes. La plus secrète mémoire des hommes mooy littérature. mooy littérature mooy la plus secrète mémoire des hommes. Autrement dit livre bi boo koy seet littérature la ciy wax. mais li dafa ëmb lu bare bare livre li ñu bind ci littérature roman poésie nouvelle conte toute la littérature. en général c'est ça la plus secrète mémoire des hommes. loolu la ñuy wax ci téere bi. mu jëlee ko nag ci benn téere boo xam ni sujet bi dafa am benn écrivain malien bu tudd Yambo Wologem. boo xam ne dans les années 60 dafa gagné woon le prix Renaudot. ba mu ko gagné ñu commencé ko fêter critique France yi Europe yi. ne dafa def plagiat maanaam dafa jël ci yeneen téere beneen nit bind livre bi. xool ci keneen maanaam. voilà loolu nag traumatisé Yambo Wologem. bi mu mujj replié wu génn ci àddina bi dem dans son village fële ca Sénégal ca Mali. di dund mais ëpp koo xam ne dafa gàddu tàggu ak sagom. benn la mujj dee mais loolu yëpp erreur la woon. kooku la Mbougar Sarr bëgg a rendre hommage fii. histoire bi loolu la. étudiant bi dem France tudd Elimane tudd Diegane Latyr Faye dem France dafa doon wër benn auteur boo xam ne dafa defoon lu rëy après mu disparaître. loolu mooy fond livre bi Mbougar nag di ci boole ay yeneen i biir. ni ko El Hadj Kassé waxee léegi. boo koy seet livre bi ay livres yu bare ñoo nekk ci biir. donc loolu mooy base bi rendre hommage Yambo Wologem. ba pare wane littérature lu mu mën a indi ci àddina bi. ci xam nit. ak ci xam société bi. ci mën a gëstu tamit di ëllëg. ci mën a organiser ba nga xam ni. li ñu am muy patrimoine bi gën a riche ñu bañ koo ñàkk. yaa ngi wax lu am solo mu di wàllu littérature ci li nga xam ne moom moo di àdduna wërngal këpp bu ñu jógee foofu dañuy taxaw fii ci réew bu Sénégal lu ñeel wàllu littérature taxaw seetlu wi nga xam ne war nañ ko ci def ci yile jamono ku mooywul naam ay jéegoom mi ngi ciy def waaye war nañ ko gën a ñoŋal. waaw gis nga Sénégal nag wax dëgg yàlla. ñu ngi fi def effort yu bare ci littérature. benn li ko waral nag mooy ministère de la culture. dafa def benn fonds. tuddee ko fonds d'aide à l'édition. fonds d'aide boobu moo tax livres yi génn Sénégal bare na trop. éditeurs yi bare nañu macha allah. car mais war nañu gën a dem kanam li ñu war a def nag mooy surtout suivre traces yi nga xam ne moom la Mbougar Sarr ñoom Elgas ñoom Nafissatou ñoom Boris Diop ak ñeneen. traces yi ñu tracé muy traces yoo xam ne ñu ngi ko teg ci tànk yi ñoom Aminata Sow Fall ñoom Léopold Sédar Senghor ñoom Birago Diop ñoom Sembène Ousmane. ak ñoom Cheikh Aliou Ndaw ñoom Lamine Sall ñoo ñëpp nga xam ne bind nañu fi lu bare mais flambeau bi ni ñu koy waxee ci tubaab mu ngi tàkk bi léegi ci Sénégal war nañu nag gën a góorgóorlu fi ñu war a gën a góorgóorloo mooy li ma wax sànq pour nga nekk bindkat bu baax fa ngay gëstu foog ngay lire d'abord foog ngay lire Diderot dafa nii pour écrire il faut deux choses il faut avoir quelque chose à dire et il faut avoir un organe l'organe mooy nga mën a bind nag pour nga def ko il faut nga jàng ñu mën a bind nii. maanaam plume bi waaw plume bi foog nga am ko. ba pare nga am loo wax littérature de affaire platitude. dafa am ci biir ni ko Latif Coulibaly di waxee très souvent dafa am intertexte maanaam ci livre bi. da nga si war a gis leneen ay yeneen i mbir. damay wax toujours su may def cours wala conférence ne livre ci ñun mooy téere. noonu la ñu koy waxee ci wolof téere. or téere d'abord mooy alxuraan ak bible. mooy la parole de Dieu mooy li nga xam ne lii mooy yàlla ko moo ko wax. donc pour ñun téere mooy fa la xam-xam nekk. c'est pas pour rien tubaab bi naan booy lire da ngay voyager. oui booy lire da ngay tukki da ngay voyager dañ koy jox étudiants yi élèves yi souvent ñu si waxtaan. booy lire da ngay voyager. mooy li nga xam ne mën ngaa tëdd sa néeg di génn fu dem fu sore non seulement da ngay voyager di gis waaw mais da ngay dugg si biir conscience u nit ñi loolu moo am solo maanaam du yem rek dem gis naa lii mais da ngay gis nit ñi ni ñuy xalaatee li ñuy xalaat ak lu tax ñuy xalaat loolu mooy l'étude psychologique les personnages vivent dañuy dund da ngay xam ne ñuy dundee lu tax ñuy def loolu mooy avantage u livre da ngay am ouverture d'esprit tamit d'accord ouverture d'esprit sa xel day ubbeeku d'accord te di nga am générosité boo xam ne di nga mën a déglu mën a dégg mën a ràññee loolu mooy njëriñu
les humanités quoi, la littérature. maanaam sens d'écoute wàllu humanité la ñuy des mu mel ni Mouhamed Mbougar Sarr nekk pur produit bu école sénégalaise tey jile ñu gis ne wàllu école publique ñu bëri sax dañ koo xaw a cof. dañuy faral di jël seen ay doom di leen yóbbu ci li nga xam ne moom moo di école privée yi ak yeneen yi ñu xeetoo donte ñoo xamante ni ñoo xamante ne ci école publique bi la ñu génnee ñu ngi wëy di fësal li nga xam ne moom moo di seen xarañteef ci seen wàllu xel ndax jotul ñu gën a làbbaliwaat gën a indiwaat jumtuwaay yeeg li nga xam ne moom moo di ay matuwaay. waaw ki ngay waxal nii mooy mu nekkoon directeur de l'enseignement secondaire. pendant longtemps. école publique Sénégal école bu baax la. ñii yóbbu seen doom yi ci école privée yi. du Sénégal waa Dakar la. Dakar du Sénégal. li ëpp ci réew mi ñu ngi en dehors de Dakar. Mbougar Sarr mosul jàngee Dakar. mosul jàngee ci école privée école primaire publique def dem Prytanée militaire pour le collège. mais école bi mu ngi dox. boo gisee concours général bi nga wax sànq. defe naa ko doon wax. papa ji moo ko doon wax. ñii lauréats yi mais ñu ngi jógee ci région yi Matam Tambacounda Kédougou Podor école yooyu ñu ngi dox normalement c'est vrai que am na ay difficultés moo tax effort bu ñu def rek pour jëm ci école bi effort boobu doyul war nañ ko gën a def ci ay mbir def ci moyen mais il faut que ñu gëm ni suñu école bi baax na ñu fiy génn ay éléments yu baax lañu. yàggul rek def naa fii ci télévision bi. benn jeune sénégalais boo xam ne mu ngi liggéey ci le chemin de fer en France nekk fa un haut cadre. mais mu ngi jàngee Linguère. fa la jógee fa la defee lépp. dafa am baccalauréat mosul xam Dakar dem jàngi France. nekk fa un haut cadre. loolu école publique sénégalaise moo ko joxe. donc war nañu si désespérer. mais war nañu gën a góorgóorlu. jàngalekat yeeg autorités yeeg parents d'élèves yi. ñëpp jàpp ci. école bi gën a mën a produire ay Mbougar Sarr parce que ñu ngi fi. jërëjëf ay Mbougar Sarr mu mel ni sax moom exemple la ci ñi nga xam ne ay ndaw lañu yoo xamante ni ñu ngi fii ci réew bu Sénégal ñu di la jaajëfal bu baax a baax Racine Senghor may fàttali rek ne moom mooy PCA bu musée di civilisation ñu doon amal aw waxtaan wu yaa ci ki nga xam ne nag moom moo jël raw gàddu gi mu ñeel prix bu Goncourt Mouhamed Mbougar Sarr lay wuyoo. ñu wéyal xibaar yi mbokk yi bokk na ci leen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju mu ñeel langue politique bi jonganteeg gox-goxaan yi xam ngeen ne ni ki tey bu minuit jotee la ñuy dakkal li nga xam ne moom moo di dépôt yu liste yi nga xam ne nag namm nañ ko daal di déposé waaye xam ngeen ne lu soxal itam mairie bu Ndakaaru ñi nga xam ne nag ñoom ñoo waral jongante bi bari na ku ci mel ni Abdoulaye Diouf Sarr Barthélémy Dias Doudou Wade ak ñeneen ñu ni xeetoo ñu dëkk ci récit wi nga xam ne Corombaar Ndiaye daal na koy def. élection locale yu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 xeex bi ngir Ndakaaru neex nakari dina am ay xibaar di wax ni sax ki nga xamante ne moom moo ko jiite woon ci atum 2018 ak léegi di Soham El Wardini moom mile dina demal boppam li ko wundu rek mooy taxawaayu jigéen ñi gën a mën a ñoŋ moom mile ba ñu jëlee Khalifa Sall ci boppu meeru Ndakaaru ndax jafe-jafe yu maamoon ci wàllu yoon ak léegi moom moo ko wuutu moom mi mu taxaw temm rek ngir laaj beneen mandat ñu gis itam yeneen ci ay candidat yu xaw a takku Abdoulaye Diouf Sarr mi coalition Benno Bokk Yaakaar jiital Barthélémy Dias bu Yewwi Askan Wi Doudou Wade bu coalition Wallu Pape Diop bu Bokk Gis Gis ak Bougane Gueye Dany bu coalition Gëm Sa Bopp ñoom ñëpp li leen soxal benn toogu la ay nit yu wute naka noonu seen profil Abdoulaye Diouf Sarr moom moo jiite Yoff 2014 ba jon yàllaay tey Barthélémy Dias jiite Mermoz Sacré-Cœur 2009 ak léegi Doudou Wade am vécu bu am solo ci wàllu politique naka noonu expérience bu kenn dul na table Pape Diop ci ñoom ñi le moo ci kenn ki nga xamante ni mas na jiite mairie capitale bi le Bougane Gueye Dany moom moo ci ki nga xamante ni daanaka xamul dara ci wàllu politique ndax bees bu mu ci doon waaye itam bii di gulleet muy bokk ci élection mu mel ni daal fexe ba téye Ndakaaru ci loxo mooy li nga xamante ne parti politique yi ak coalition parti yi loolu moo leen tere nelaw ñu ne meeku beneen candidature boo xamante ni tax na wax di jóge fu ne ba su Mame Mbaye Niang bu plateforme Horizon 2035 moom mile naam ci APR la bokk waaye coalition Benno Bokk Yaakaar investiru ko
moom sax wax ni candidature am bile président Macky Sall ànd na ci ndax mooy dëgg wala stratégie politique la ak lu ci mën a am tontu li mi ngi ci kanam. tontu laa ngi ci kanam lu tëw taxam jar yàkkamti Corombaar Ndiaye addu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw la ñu ciy àndal maa ngi lay nuyu bu baax a baax Cheikh. maa ngi lay fay Cheikh Diop. mu mel ni nag daañu ko door wàllu lutte mu ñeel nag tournoi bu CEDEAO réew bu Sénégal daanaka raw gàddu yëpp la bëgg a jël. waaw tournoi boobu nag ëllëg lay door fële ca arène nationale délégation yëpp teew nañ tey la ñuy amal sax pesée bi Sénégal tànn na juróomi lutteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a représenté. comme ni nga ko waxee rek nag entraîneur bi daal yéeneem moom mooy gagné maanaam ci catégorie yëpp du ñu bàyyil dara adversaire bi moom Ambroise Sarr dañu koy teewlu ànd ak capitaine équipe nationale ci micro Malick Thiandoum. 13 personnes la ñu woon ñu wàññi ba am 5 yi nag moom lañ yaakaar ne war nañu défendre couleur bi. wax dëgg yàlla am nañ ci ñoom yaakaar. ñi dem aussi amoon nañ ci ñoom yaakaar parce que ñi dem ñoo préparé ñi nga xam ne ñoo fi nekk kon nag am nañu sas boo xam ne ñu bëral seen morom bëral réew mi mag ak ndaw jigéen ak góor. zéro pression. non kooku moom xam nga nag li nga xam ne mooy objectif Ambroise Sarr tey nii 100%. ça fait des années plus de 10 ans. ñu ngi koy ut mais maam yàlla mi nga xam ne mooy mayaguñu ko. du juróomi tànn ñi ñoom man ci Sénégal sax parce que ñu bàyyi sax ñu nag ñoom a yem rek mais dañoo am yaakaar ci ñun parce que ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ aussi nekk ay lutteurs mais ñun ñi ñu tànn ni xaj na sénégalais yi ci ñun lañ am yaakaar te yaakaar boobu noonu chaque jour chaque instant ñu ngi koy doxwaale ak coono yi nga xam ne ñun moom lañ daj ci regroupement ba ak si tey ci ñaari fan yi des nii ñuy ñaan yàlla coono gi nga xam ne moom lañ ci daj. ak entraînement yi contact yi 25 jours mosuñu ko def sur regroupement 25 jours lañ fi def mosut am un mois bi soo xool lu ci des bariwul wax dëgg ay 10 jours 15 jours lañ doon def kon nag coono bi nga xam ne ñun daj nañ ko sur regroupement bi ku ci mel ni ñun suñu grand frère ñoom ordinateur ñoom Boy Faye ñoom Ngor Ñaa ñoom Gadje Fama ñi nga xam ne ni ñoo nekk fii vraiment amuñu benn pression ñu ngi koy entraînement normal di ko contact normal lii moom vraiment mosuñu koo am sur regroupement macha allah. ci fàttali rek tournoi boobu nag mën ngeen ko am en exclusivité sur les antennes de la télé Futurs Médias ak Malick Thiandoum Mao Cissé dañuy wax ci wàllu beach soccer ak gaynde yi ñoom nag seeni ñaareelu jongante dañu gagné waaye yëf yi seere woon na Sénégal Espagne Sénégal am 7 Espagne am 6 muy ñaareelu victoire équipe nationale bu Sénégal ndaxte démb gaynde yi amoon nañ ndorteel bu baax fële ci tournoi bu Dubaï bi ginnaaw bi ñu daane équipe bu Portugal 7-4 match bi leen dese nag contre Émirats la ñu koy amal. ñu wax ci Ligue européenne des champions Edouard Mendy Bouna Sarr qualifié ci 8e de finale yi Sadio Mané nag dina jéem a def lu ni mel tey ji ci ngoon ci seen diggante ak Atlético de Madrid ñu teewlu ci Mamadou Ndiaye. ñaari sénégalais déjà ñoom am nañ seen ticket ci 8e de finale Ligue des champions bi ñu jëm muy Edouard Mendy bu Chelsea ak kii di Bouna Sarr bu Bayern Munich moom Bouna Sarr participé ci victoire bavarois yi ci 85e minute bi la dugg mook équipe am bii di Bayern Munich gagné ñii di waa Benfica 5-2 Edouard Mendy bu Chelsea moom kenn dugalu ko lii ñu duppee clean sheet la defaat ndaxte équipe am bii di Chelsea moo dem daal di déplacé wu gagné fële ca Malmo benn bal ci dara Chelsea mi nga xamante ni moo jëloon Ligue des champions daaw qualifié na ci 8e de finale bi ñu jëm. beneen sénégalais boo xam ne njort nañu mu qualifié tey jii ci bis bi muy Sadio Mané bu Liverpool mi nga xamante ni dafa daal di dalal ñii di waa Atlético Madrid Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ni tamit dafa dem déplacé wu à Paris Saint-Germain jëm fële ca Leipzig fële ca Allemagne ñoom njort nañ ni tamit mën nañu qualifié ci 8e de finale Ligue des champions bi. Voilà, Edouard Mendy
def jaloore nag maanaam moom mooy gardien bu njëkk bi nga xam ni moom moo réalisé 12 clean sheet fukk ak ñaari match yoo xam ni jëlut but ci 16 matchs de Ligue des Champions donc une grosse performance historique pour gardien équipe nationale Edouard Mendy voilà Cheikh Diop li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. mu mel ni Edouard ñu ngi doomu réew mu Sénégal ñu ngi gën a wane seen xarañteef ci biti réew am na solo Cheikh Tidiane. waaw am na solo ñuy xaarandi bu mag bi rek di yaakaar ni. dina sotti ca Cameroun. incha allah fii ak ay weer. fii ak weer lay doon ca diwaan bu Cameroun mbokki egsi nañ ci leneen mu di nag li nga xam ne moom la yéen kaay xëy fësal ni ki tey. palu gi ñeel gox-goxaan yi bu 23 janvier 2022 ci Sénégal am na du ñàkk leneen lu ca laxasu lu aji politique yi waxul sunu ko méngaleeg nanuy ngat-ngatee ngir palu gi ca jiite doon lu diis lool diggante yi nag tàmbali na di ñagas observateur ñëwaat ci ndajeem Khalifa Ababacar Sall ak Soham Wardini benn ñu ne ndaje ma bu gàtt la woon yàggul ba ca topp xumbul woon lool teg ci it ñu ne lay wa Khalifa Sall génneel soxna Soham Wardini ci li waral mu taamu Barthélémy Dias mooy ay pression ak yeneen du nag lay wu yey soxna si di Soham Wardini ndax observateur nee na ba tey moom soxna si mu ngi ci xeex bi ngir ndakaaru libération ne waaw Soham Wardini taxawal na liste boppam ba daxa gajaga moom ñu ne yàq na lu mel ni xeme Khalifa Ababacar Sall ndakaaru nag bu doon ab jeeg ñu ne am na butéel wala téere bayre bu baax ndax ñëpp moom lañ bëgg a corowool Bougane Gueye Dany ca la ne mbëru gëm sa bopp Doudou Wade naka noonu di mbëru wàllu Sénégal Barthélémy Dias Abdoulaye Diouf Sarr tribune ne xareb juróom ya tàmbali na ci ndakaaru yéene kaay bi fësale nataalu Abdoulaye Diouf Sarr Bougane Gueye Dany Barthélémy Dias Doudou Wade ak Pape Diop Vox Populi moom géewal Barthélémy Dias Abdoulaye Diouf Sarr Bougane Gueye Dany Doudou Wade ak Mame Mbaye Niang yéene kaay bi ne xëccoo bi dina xumbute dagan ca nag Abdoulaye Diouf Sarr ña mu ko séqal duna ay ñeexi ñebbe combat beneen bu Vox Populi gis ne dina it metti lool mooy bay ami ca Kolda diggante Mame Boye Diao Abdoulaye Bibi Baldé ak Doura Baldé mortal combat la ko yéene kaay bi tuddee maanaam xeex bu ay bakkan di des ci waxin donte ñu ne Mame Boye Diao xëcc na ci wetam ay kàngam yu mag ci diwaan ga ci tabbi nii nag ngir combat janvier 2022 bi source a moom lu ñeel waaye Yewwi Askan Wi séddoo bukki la fa gis ndax ñu ne Pastef moo gàddu nar wa ca gën a mag ci téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk ya Le Quotidien mel ni ku ko naan déet bul fàtte Khalifa Sall ndax moom it séddu na ñoom mbër yi taxaw nag yépp ngir falu fan waroon gën a jëmale seen programme seen liggéey mooy ci luy téye ndaw ñi fii ci réew mi ndax yéenekaay bi di réew mi nee na gune yi ñoom ba tey mbëkk mi ña nga cay wéy ca daanaka ñi cay waxam xaru ñoom gisewuñu ko ni ndax ñu ngi wéyal ba tey ak gaal yi yéenekaay bi fësale xayma ak fanweer ak ñetti doomu Sénégal yeneen yu faatu ci ndox mi wàllu wér-gu-yaram président Macky Sall la mu fas yéene doxalee ci xeex bi ak coronavirus bokk na ci imposer passe sanitaire ci ñi bëgg a dem ci place mbooloo yi enquête yéene kaay jàllale kàddoo moom njiitu réew mi mu naan ca waruñu bàyyi ñi lànk ñàkk wala ñi ci booleb naatable ñuy nësaxal effort yu mag ca yaatu yu ñu def ba fii ci xeex beeg coronavirus sàkku na moom président Sall ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu yaatal ñàkk mi ngir ñu yegg ci téeméer yu jël juróom benn fukk ya ci ñu ñàkku ci askan wi fileeg xaaju atum 2022 leneen ci yéene kaay di lu soxal kërug yónnee wala jotam koppar gi di Wave gane si géew bi moom it jot na wàllam ci pexey njublang yi libération ne fukk ak ñetti njublang la takk der yi jàpp ci diggante Médina Guédiawaye ak diwaanu Saloum ci kaw enquête jëm ci téeméer ak juróom fukki millions yu ne fa mër yéenekaay bi de Wave benn clientam la njortal njublang gi ca Guédiawaye moo waral takk der yi dem fa jàppi ko da doon jox secret boromi compte Wave yi njublang yam doon lëngool di tibb yooyee compte ci lu lewul ñu jeexaleeg aar bi ak soppey musique waxtaan wu yaatu dox diggante observateur ak soxna Aïda Samb artiste woykat wax na yu bari yu mu réccu ci àddinaam observateur ne jamono yi ci ginnaaw moom ay décembre dund na fi ay nattu misaal gi di génnuk àddina waaye juróom bu góor ci weeru juin weer ginnaaw si yaayam génn àddina waraloon ab diir mu dal di tekk dellu ginnaaw waaye ginnaaw si sunu borom ñëwaat ak mbégte bi yoon ak borom kër gu mu ko jox ba ni mu génnee ab way di single bu mu duppee jëkkër sama observateur ne liggéey bu am solo la ca booleel moom artiste bi ndax ci diir bu gàtt lu yées 24 heures single bi doon na numéro 1 ci tendance yi mu des rek du ñàkk Aliou Ba jàngi woy ngir génne moom it jabar sama jërëjëf Hadj Assane Gueye mbokk yi foofu la ñuy jaar daal di buural wile jotaayu xibaar léegi-léegi bu ma noppee moom Mamadou Ndiaye taxaw na ngir dool li nga xam ne moom mooy li gën a fës ci internet bi Mamadou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yi. léegi la reetaan. dara non dama lay wax ni li nga waxee ne li gën a fës ci internet bi effectivement li xew ci biir internet. voilà donc mu mel ni internet bi sànq avant may ñëw ci plateau bi gis naa statut yu bëri Twitter moo xam WhatsApp ak Instagram fësal ay photo
nga xam ne Mamadou Mbougar Sarr. effectivement tey déjà statut WhatsApp yi Facebook Twitter Instagram ñëpp fierté sénégalaise bi nga xamante ni muy Mohamed Mbougar Sarr. mi gagné prix Goncourt bi. actuellement nii moo nekk li gën a fës ci réseaux sociaux yi fii ci Sénégal mais surtout bari na ci sax déjà ay français wala ay personnalités yoo xam ne xam nañ leen fële ca France ña ngay xëccoo doomu Sénégal bi. fi mu ne nii ñi ngi ku nekk ngi xëcc ci sa wàll. jàpp ne ñii ne français la wala franco sénégalais. comme ni ñu koy waxee. ñoom bu baaxee rek. dañuy yaakaar ne foofu seen dëkk la. alors que waaye ñu fii xam ne Mbougar mi suñu Mbougar la. suñu Mbougar national donc yàlla na ko ndam li jik Mamadou léegi su ma noppee nga wëyal. voilà ci kanam léegi rek ñu ñëw ànd ak internet yi ak téléspectateurs yi. man itam ma leen di jox dig daje tey jile ci 19h30 ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam de seen di woy ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk téléspectateurs